kooku maa ngi koy nuyu bu baax Massaer Sylla Massaer Sarr. waaw c'est un grand ci émission bi la ñu bokk. macha allah Pendo Demba Guissé ñoom ñëpp ah Modou Koumba ca BZA gars yi nee nañ. sa problème ak Mollah Morgun seen problème ak Mollah Morgun daanaka kilifa mën daal kilifa ak caat kan moo ci ëpp safara mënu ma la koo wax. ñoom ñaar 6 ay 9 boo ci jutal jot sa morom peer ngeen buy ànd yéen macha allah yàlla bu leen cat la moo tax gars yi gisatuñ leen. gisatuñu fan. ngeen toog ci même plateau ñu gis kilifa ak caat. waaw xam nga mooy comme ni nga ko expliqué tout à l'heure ah. est-ce que Y'en a marre bi séparé wu leen. non mooy comme ni nga ko ngeen dem ba expliqué kenn ku ci nekk leader. xam nga mooy fa laay ñëw ba déjà nga tey jii pour nga am kilifa ak nu mu tuddati Karim Xurum Xaq déjà ku ci nekk rek émission nga. kilifa ak caat aussi ku ci nekk rek émission nga tu vois tey jii bu fi caat toogoon mën naa ni 10 minutes laay wax ci émission bi dama koy bàyyi mu wax lépp donc ça n'a pas de sens nga dajale leen ñoom ñaar ñëpp bon je vais pas dire ça n'a pas de sens mais tu gagnes pas plus nga dajale leen ñoom ñaar ñëpp quoi ouais. D'accord je pense que côté boobu dafay xaw a leer mais. dañu gis ci Mollah de jóge waaw foofu laa ñëw ci Mollah parce que. mais maa ngi nuyu benn sama benn parce que kilifa moom moo ko traité de menteur. sama benn jantal grand maa ngi koy nuyu. Ngagne Diop maire Bambilor maa ngi koy nuyu de passage. non dama koy nuyu parce que non dama koy nuyu. parce que rapport la am ci question non parce que sama grand la dama koy nuyu. parce que koy bañ a fàtte daal. non même pas du ma ko fàtte sama départ Mollah grand la. bi moo ay staffam daan nañ jekk sax di accusé ne Kals bokk na ci dañ doon wax ne Kals sax bokk na li tax Mollah. kii Kals ci li mu bokk bari na de. setul ci dara. non Kals dafa waaw parce que ñu bëri dañ doon wax ni Kals dañ koy tooñ rek nit ku day bon peut-être xam nga gis nga fii. mais staff bi accusation yi ñu doon joxe c'était pas fondé. xam nga fii li ñu war a bàyyi mooy jugement ak ay nit am problème ñuy jéem a ut kan moo nekk ci ginnaaw problème ba ay ponkalum jëmb yuy ànd man tey jii mayuma nit kanam gum ñëwee wax ma ci caat gis nga ànd bu sincère nit du ko tasee ci mbedd ma du jóge ca mbedd ma tas ko tey jii caat nit mayul kanam nit bu ñëw naan ko kilifa lii wala kilifa laa je vais te dire gis nga ànd dafay sincère man ak caat ci li ñu àndee du àndu caaxaan donc je pense que ni moo tax les gens ne l'essayent même pas xaaral ma dem ci caat jëw fa kilifa nit dofeewul noonu ñoo xamante ni bi ñu leen commencé xam rek ñun bi ñu commencé ànd ci métier bi ñu ne rek ça fait maintenant 25 ans def na 25 ans 24 ans 25 ans donc yow bu dee nit nga rek da nga naan yee xaaral ma sori ñii dinaa jaxase ñëpp ba mu des ñii nit ñi ñooy wane lii tax nit ñi duñ leen jaxase mais boo wanee Big Taf ni ko bugguma bisu mais Big Taf bu fekkente ni nit la boo xamante ni c'est un chasseur de primes mais day ñëw après ci man ne ma non tu sais que parce que fii xalamal pour for benn 100 francs 10 000 francs loolu xam nañ ko fi ñi ko dafa bëri ci jikko nit ñi ñoo dem ba gëmatuñu seen bopp ci yu baree bari jël ay valeur teg ko fële xaaral ma xalamal Big Taf ma jëlee fa benn 10 000 yàq fa bisu xaaral ma xalamal bisu ndax mu jox ma benn 15 000 ma yàq fa bi taf crise de valeur boobu mais ñun jotewuñu ak kenn lenn te képp koo xamante ni dañ doon ànd ak moom àndatuñu ñu ngi dégganteeg ñu ci baree bari amul mais Mollah moom déggantewu leen yi ko Mollah ñu dégganteeg ñu ñàkk a déggante ca fa mu nekk ak ca la mu nekk yàlla na ko ci yàlla defal jàmm ñun amuñu jotu xalaat nit sax ba koy jéppi ñun li ñu yenu dafa diis dañu yenu lu diis a diis ba taluñu sax ay détails ay nit wax na nit def na ñun li ñu tal xam nga lan la le devenir de notre pays ñun dañoo def li ñuy wooyee suicide individuel pour une résurrection collective ñun dañu constater ni suñu génération dañu ko sacrifier ñan ñoo sacrifier suñu génération mooy ñi fi nekkoon alors ñu ne ginnaaw ba béy wéy na mbuus sacrifier nañ suñu génération ñun on va se sacrifier pour la génération future. mais looloo tax ngeen sacrifier hip hop bi dem créer. te bu ñay di xàll baabal doom jaa tax hip hop bi musuñu ko sacrifier te duñu ko sacrifier. c'est-à-dire yéen temps xam nga suñu hip hop. suñu hip hop dafa ànd ak action. arrivé à un moment en 2011 ñu toog ak suñu frère Fadel Barro boo xamante ni ñoo jógeendoo Kaolack ñëw
on s'était perdu même de vue parce que journaliste la woon ñu nekk kii yàlla di def ba dajale ñu bi mu ñu dajalee on habitait presque ensemble ci même quartier bi ñu commencé di dem këram di ko fréquenter parce que journaliste d'investigation la te ñun booy xool dañuy traiter ay sujets yoo xamante ni ay secret d'état lay doon bu ñëwaan ci Fadel bëgg parce que booy wax ñu lay déglu waruloo wax du n'importe quoi wala waruloo wax mu am erreur waruloo diffamer dañ doon waxtaan ak moom son bi lañ bëgg a bind ci angle sangam lañ koy traité mu jox ñu ci xalaatam jox ñu ci idée. waaw d'accord loolu kenn donc loolu moo indi non damay wax action loolu moo indi arrivé en 2011 coupure yi bi mu xewee ñu gisoon ay pas au troisième âge jug di ko xeex ci la ñu Fadel ne honte à vous. bu ngeen demee ba yow yaa ngi ci ñaana Martin ñun tëjaguñu ci Mollah. non c'est-à-dire il a parlé de nous sacrifier hip hop bi. créer Y'en a marre il faut c'est-à-dire fii confrontation la point bu nekk dafa war a leer bu ñu fi jógee je pense que ni question yu bëree bari. war na leer léegi kenn dootu ko war na leer ci bopp sénégalais yi. mais ci Mollah nag loolu moo tax ma accepté invitation dinañ ñëwaat foofu noonu dinañ ñëwaat ci plus largement parce que point par point. parce que moom mënoo fexe ba nga expliquer ba sacrifié wu leen yéen seen hip hop bi. rap bi moom da ngeen koo bàyyi moom yéen xooleetuñ leen sax. yéen les gens vous regardent maintenant comme des patriotes. et puis kañ lañ gëj a génn album. mais un peu mais un rappeur. il faut être un bon patriote pour être un rappeur. un bon citoyen pour être un bon rappeur. ça moom je vous le dis hein. en tout cas sinon si tu n'es pas un bon patriote ou un bon citoyen. non waykat kii ngay doon rek ah benn koo xamante ni il vient il fait le fun il gagne son argent. jënd ci ay affaire am leneen lay dund voilà quoi. d'accord fii moom rappeur moom Sénégal fexe nañ ba rappeur rime avec patriote def ngeen ko suñu bopp quoi force ngeen ñu ko. ah mais parce que looloo am c'est le seul hip hop boo xamante ni États-Unis la rap jógee mais le hip hop sénégalais li mu réussir amul benn hip hop bu ko mës a réussir c'est le hip hop sénégalais moom moo réussir. moo tax Bouba ñu ko fi yekk leen participer ci alternance politique. xaaral ma ñëw rek album encyclopédie. encyclopédie moo ko moom wala moo ko. album encyclopédie 2014 la génn. Mollah moo ko moom wala moom ko. album bi 2014 la génn. depuis quand ngeen commencé écriture bi. depuis quand ngeen commencé écriture bi. xam nga secret d'état la ñu war a génne 2021 on a juste les idées ak les grandes lignes. Mollah moo. bu ñu duggee studio loolu wala bind ko. Bijou question serrée laa la jox de. waaw mais koo xamante ni gëj nga gisante ak moom 2009 ba 2014 mu bindal la texte. loolu rek lañ bëggoon mu leer. xam nga internet yi dañuy laajte waale te ci lañ bokk. ñoom dañu laajte loolu. parce que foofu xam nga ñoom bu ñu demee seetaan Mollah ne moo ko moom. wax loolu waaw bu fekkee c'est-à-dire ñoom dañu war a c'est-à-dire parce que man wax dëgg yàlla. est-ce que moom bi c'est-à-dire waxul ni carrément moo ko moom c'est-à-dire depuis ba muy nekk commencé ngoon écriture yi wala commencé ngoon am des angles de traitement yi wala idées yi ba moom itam mu xam-xam mu bëri. bind bi man album condoléance la. mais kii ko laajte nii. da ciy baax parce que ñoom xam naa dañuy seetaan fële di seetaan fii waaw. parce que lim laajte nii xam naa day vérification lay laaj moom turam a ngi ci kaw mënu ma ko wàccaat di ko lire moom mais Mollah album condoléance it moom moo ko bind. oh Bijou. waaw kilifa Mollah da koy énervé. non énervé wu ma ça dama xam ni kër gi ay waxam da lay énervé. non du loolu de wallahi la. kër gi la bokkoon nag. non dama xam ni kër gi kilifa ak caat. ak li ñu am ci parcours ak li ñu def ñii dañu sisté. mais ñii seen yaram ne nii daal sax sérieux mais li ñeneen ñi bokkuñ ci woon wala dara. lu toll ni confrontation nga bëgg ma téye pendant plus de 10 minutes ci benn question. non largement non question yi bari na étape par étape la. Mollah lim fi wax la ñuy bëgg leeral nii rek. Morgun comme ni ma ko waxee jaaroon na ci sunu groupe bi dem jotee dem na continuer nañu et on continue. léegi moom bu fekkee mooy wax yooyu nit ñi di ko posé na jël lépp ñu may ko. mais nag yaa fi toog de dañ koy tontu de loolu da nga ciy tontu. déedéet lu tax may tontu. lu tax doo ci tontu lu tax may tontonte koo xamante ni. lu tax kon d'accord. je ne vais pas le faire. d'accord bu ci tontante am problème dañuy ibbi parenthèse Y'en a marre tëj parenthèse Mollah kon. je n'accepterai pas de me rabaisser alors que il y a des questions beaucoup plus importantes.
dinañ ci ñëw yoo Dinañ ñëw ci xamante ni yooyu. sénégalais yi Oui, ci mais loolu on a lañ may largement xaar le temps. Dinañ may wàcc di dàggasante Pour confrontation yaa ma ne woon mani la jokkoor maa jox jokkoor leen du ma ko def jokko leen bi moom Mollah moom déglu may du ma ko def album condoléances dañu bëggoon mu am ay leeral du ay jokkalante sax mais comme daf ko bind nit ñi jàpp ne que moo ko bind yow nga toog fi away lii kon loolu mooy li ci wax non moom kay dafa mel ni kuy esquiver question yooyu jëm ci côté Mollah waaye Morgun internet yi dañoo fi nekk di ko laaj mais live dina amaat internet yi c'est leur droit hein, c'est leur droit et puis c'est normal. c'est leur droit hein, sérieusement xam nga tu sais gis nga à la fin de la journée na ci ñëpp bàyyi xel gis nga bu la dara jaral dara ci àdduna parce que à la fin de la journée tu rends compte à ta propre conscience ak le bon Dieu nga xëy ba tëdd jot nga tëdd ne waay man de toog naa doon wax ba wax ja neex ma wax lu dul dëgg ay man de toog naa wax ba ñu dig ma xaalis ma kilifa baa xam nga ne doo ci teppeeku fa tontu parce que yaa ne doo ci tontu non du ma bul ci cax tontu. kon non caxuma question séeré lañ la damay ragal ne laaj direct la rek nga daanelee fi ñu soxlaa. waaye ngay cax non caxuma ak wax waxi kii waaw loolu ñu ci tourné non caxuma Jaru ko de. xam nga lu tax caxuma ñun saa su nekk dañuy yónni yàgg mooy dindi tuuma ñun saa su ne dañuy yónni yàgg de ak newuñ ci polémique Saalum xam nga ci lan lañ nekk ci action xel jëf mi da koy wër benn Jëf. gis nee na tey amul question sérieusement ah ci action lañ nekk jëf parce que mais parfois action aussi gars yi retourné ci passé. waaw indi leen loo xam ne mën na yàq action bi. big taf xam nga tey man ak yow bu ñuy ànd di def benn mbir ma ñu koy def biñ ko defee mu dox ñu tàqali ko ma def mu dox nga def doxul sérieusement question boobu àtte na boppam après notre séparation bi ñu paree tourner def lépp enregistré nañ encyclopédie bi ñu enregistré encyclopédie mu nekk un album de 26 titres ba fi mu ne nii Covid bi moo tax mais on a annulé plus de 30 dates aux États-Unis en Europe ak ci Asie bi encyclopédie donc gis ngeen liñ fi réalisé yëpp ci encyclopédie tome 1 bi kat gis ngeen morceaux yi génn yëpp ci tome 1 bi encyclopédie génn na tome 1 génn na tome 2 génn na c'était un double album de 26 titres alors ci diggante boobu 2009 ak léegi ñun génn nañ encyclopédie qu'est-ce que Morgun a sorti xamu leen ko mais est-ce que mi ngi rab ba léegi xamu leen ko lan te pourtant génn na mais xamu leen ko direct mais est-ce que mi ngi rab non génn na album mais xamu leen xamul voilà mu ngi noonu man sama album ñu xam ko moom mu génn album xamuñ ko ngeen bëgg a toog naan non bu ñu ko fi tegee dinañ xam album moom parce que dañuy vérifier ah da ngeen koy yow vérifier balaa nga fi toog nii xamuñu woon lan nga génn yow xam nga bu baax ni encyclopédie génn toj tome 2 bi lan moo ko raafale vente yi nekk meilleur album tome 2 bi gars yi ñu ci bari dañ jàpp ni que defu leen promotion bi ci war wala def leen office bi bàyyiwu leen ñu def seen album bi def promotion gérer seen propre communication ci album parce que am na lu ko bloqué non encyclopédie double album la tome 1 tome 2 tome 1 13 titres tome 2 13 titres muy 26 titres ñoo génnandoo ci benn boîtier ñoom ñoo génnandoo. mais est-ce que jël ngeen temps pour def communication encyclopédie. Mollah ma leen koj nag. encyclopédie de liñ ko promouvoir. man dama bëgg Mollah man dama ko faan de. benn album. léeg-léeg mu attaqué ma sax damay bàyyi mu sedd. xam ne bis bu ñu jàkkaarloo man ku ma attaqué woon Sala Wayne Nder nañ jàkkaarloo rek. léegi ñu tëj parenthèse boobu. waaw bu la neexee. dañuy ñëw nag ci Y'en a marre parce que gis nañ boobu explique commencé woon nga ko peut-être dañu lay bàyyi nga yeggali ko mooy question bi nga xam ne moom la ñu débuté woon que da ngeen a sacrifier hip hop bi dem ci Y'en a marre parce que yéen la ñuy gis ci grève yi yéen la ñuy gis ci marche yi xeex policiers yi. mais doguma la Big Taf. man c'est juste pour savoir sur leur seen orientation politique est-ce que du masquer seen talent. même pas. non. mooy seen gars yi seen texte la ñu gën a apprécier que seen rap. suñu ay texte. waay. bon je suis désolé parce que man xam naa ni man sama génération ñi nga xamante ni maak ñoom ñoo maase ci hip hop ñi nga xamante ni ñu ngi ñëw ñi nga xamante ni ñëwaguñ xam naa ni duma ci moromonteel kenn ci talent.